Assalamu alaikum, c'est la voix des immigrés. Oui, la voix des immigrés, une émission de la diaspora, produite et réalisée par Malik Silla à New York. Comme vous le savez, hein, nous sommes là pour vous informer surtout un peu partout dans le monde. La diaspora, c'est notre affaire. J'espère que vous vous portez bien, très bien même. Je vous souhaite cela. On aura, dans peu de temps, normalement, on aura Pape Diop, le président de Bokk Gis Gis. Normalement, c'est lui qu'on a prévu. Ce sera notre invité. Et aussi, on ira jusqu'en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nos immigrés un peu partout ont de sérieux problèmes. À Brésil, ça ne va pas encore. Un de nos parents a disparu. C'est Bamba Day. Bamba Day, c'est pour les Amériques. Là où vous êtes, il y a beaucoup d'étrangers ici actuellement aux États-Unis pour participer à Bamba Day. Voilà, donc, comme vous le savez, hein, chaque jeudi, chaque vendredi matin, nous sommes avec vous. On vous amène partout, un peu partout dans le monde pour assister la diaspora et s'informer exactement de quoi comment ils sont. Donc, dans peu de temps, d'abord, on aura des informations qu'on va vous donner. De cela, on va voir si on peut être en contact avec Pape Diop, le président Pape Diop. Et après, on ira jusqu'en Côte d'Ivoire parce qu'ils nous attendent. C'est très important. Asalaamaaleykum suñu mbokk yi maaleykum salaam fu ngeen mënti nekk c'est la voix des immigrés. La voix des immigrés xam ngeen ni yàlla lañ fi nekkal pour informer leen fépp ci diaspora bi encore une fois comme ni ñu leen ko waxee du ñu neex quand même ñuy ñëw di leen di wax ay nouvelles yu ñagas. Mais comme ni la yàlla tudd encore une fois Brésil ça ne va pas du tout bu si kanamee dinañ si ñëw. dinañ ñëw aussi depuis dinañ dem Côte d'Ivoire Afrique la ñu ngi suñu wet mais wax dëgg yàlla bu si kanamee dinañu wax ak Abbas Ndiaye dinañu wax exactement ñoom lu ñu fay dundee. Voilà, normalement war nañu am Pape Diop le président Pape Diop dinañ jéem a seet na dinañ ko mën a jot bu ñu ko jotee dinañ am émission bu am solo ak moom incha allah mais bu si kanamee dinañ ko essayer xam ngeen ne horaire yi fii dafa xaw a jaxasoo boo xasee ba jógee Sénégal ñëw fii horaire yi dañ lay xaw a jàpp tuuti mais dinañ ko essayer ñu ngi koy essayer mais dafa mel ni jotaguñ ko mais bu ñu ko jotee rek dinañ dugg ak moom si rajo bi. Voilà, comme ni ngeen ko xamee c'est toujours la voix des immigrés avec vous. La voix des immigrés dañu triste hein c'est toujours triste di ñëw fii di leen wax loo xam ne dafa doy wax vraiment du suñu sago mais lu yàlla tudd la incha allah bu si kanamee dinañ si dugg tuuti parce que c'est très important dinañ wax aussi ak waa réew mi Lamine Sall dina dugg bu si kanamee defe naa ñoom dañu am benn événement bu ñu bëgg a jottali donc ñu ngi leen di xaar.
assalamu alaikum mbading mandinkolu mbading kamoy lalu mbal kontona Malik Silla avec la voix des immigrés. Comme il y a le ni watu nkata dula beleto un peu partout dans la diaspora un nouvel onatialien ni du bébé siri nyame mais comme vraiment mukalafi canadien katula vraiment fumul fole alien manke kuma dimati mbadi dul mulbe Brésil encore une fois yamo kilim faje ni na meto banani bina information la kete nyaaw nyamba fole alien ni ala sonta ni mbotono bitala fo Côte d'Ivoire ya lon Côte d'Ivoire mbadi ngol bije i manjam fa Sénégal mais be situation munto ate betiali albedawda mbal kontonna albedawda fenfenna yalon diaspora ko muni alasonta ni mummo nataja ni radioto la voix des immigrés ici radio kube kata ngal makoy pour musa jala nyame voilà di len nuy bu baax di len sante xamna ni peut-être war nañu am normalement Lamine ci line bi j'espère que mom moy wote ni allô allô voilà qui xamna dina wote wat légui donc comme nous ma len ko waxé c'est un peu triste hein dafa doy war diaspora bi la voilà bala may ñëw ci information Bamba Day bi ñi ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu hein ñu ngi ñuy déglu un peu partout dans le monde c'est comme ça li la yàlla dogal am na encore benn sénégalais suñu benn mbokku diaspora mu ngi tudd Serigne Fallou Ndak ok moom la ñu jam ci xol benn yoon lañ ko jam dafa doon jaay ci Brésil foofu donc mu génn àdduna sur le coup vraiment c'est encore une fois très triste mais dafa amoon information yoo xam ne ñi ngi ko doon wax ne gouvernement bi moo ne woon daf koy jël en charge moo jël nañ ko en charge dañ koy yóbbu ak tout ça je pense que loolu taxawul loolu amul donc pour ñu wax leen loolu que diaspora bi ba léegi côté Amérique latine ba léegi amul kenn koo xam ne doomu sénégalais nga te nga faatu foofu gouvernement bi assisté la amagul jusqu'à présent bu dee lu may wax ni am na mën nañ ma démentir donc c'est rajo lay waxee amul am na koo xam ne mu ngi faatu mu ngi tëdd Argentine def na presque 3 mois xaw ma bi 2 mois mu ngi foofu mënuñ ko rapatrier mu ngi tëdd foofu donc suñu gouvernement bi ak ñoo xam ne ñoo leen fa toogal amuñu benn responsabilité mënuñu liggéey mënuñu dimbali diaspora bi et je pense que loolu aussi diaspora bi je sais que ils sont engagés pour changer ce qui se passe actuellement mais ba léegi organisation bi dafa des donc sëñ Fallou Ndak mi ku ñu jam dëmba barki dëmba mais buñ ko jamee fa la faatu comme foofu au Brésil képp ku fa faatu gouvernement bi amul kenn koo xam ne yàlla jëlee na ko foofu ñu taxaw ñu assister la amul même benn yoon amuñu sax ñoom bu dul daayira sëñ Touba bi ok ak les bonnes volontés ak mbokk ñoo xam ne ñoom ñoo fa jóge ñooy toppatoo kooku kii nag magam bu nekk Brésil astafurlah bu nekk Belgique moom moo jël lépp luy charge lépp loo xam ne charge la pour ñu yóbbu néew bi moom moo ko jël en charge donc
si internet yi si yeneen internet journaux yi ak yooyu ñu ngi wax ne gouvernement bi jël na ko en charge ak yooyu amul pas du tout nekkuñu sax en contact ak ñoom lu wóor laa leen di wax ni donc sëñ Fallou Ndak 2014 la dem Brésil waaw nekk ku baax franchement ku jullite voilà parce que yu information yëpp man dama koy laaj ba mu leer nañ balaa may ñëw fii di ko wax voilà talibé voilà donc ñu ñaanal ko yal na ko yàlla xare àjjana oyofal suuf si kawam donc yéen ñu ñuy déglu fu ngeen mënti nekk si àdduna bi boo leen ko déggee rek sëñ Fallou Ndak ngeen ñaanal ko voilà fii la yàlla yemale gudd fanam si Brésil te si xare la nekkoon mu ngi doon jaay mu ngi doon ut alal si lu sell pour dem jàppale ay borom këram ay waa këram mun na am sax xam nga am na ay charges yu bëri yu tëdd si kawam donc c'est ça diaspora bi il faut lu ma leen koy waxee tout le temps rek il faut aussi ñoo xam ne ñi ngi si dëkk yi yoo xam ne dañu dangereux organisation yu fa nekk noonu il faut aussi ñuy waxtaan seen biir foo xam ne dafa bon fépp bon fépp dangereux mais am na côté yoo xam ne nit ñi xam nañ ne fii baaxul ñoom ñu yàgg si dëkk yi il faut que ñu jël seen ay responsabilités di organiser ay genre waxtaan si ay daayra comme daayra rek lañ fa amuñu fa ay consulat yooyu c'est politique y en a même pas même bu amee aussi duñu leen toppatoo parce que bu leen ku leen jam foofu wala gaañ leen on ne voit même pas le consul ni l'ambassadeur te ñu ngi leen di fay ñu ngi fay seen jabar yi ok voilà donc lii moo xew Brésil encore une fois 20 jours 2 Sénégalais dem na ñoom yëpp gis ngeen conditions yu ñu leen reyee voilà il faut faire très attention ñun ñu nekk ci diaspora bi voilà jaay bi aussi il faut ñu seetaat ko voilà seetaat leen jaay bi ban période ngeen war a gën a jaay ñan ngeen di jaay ba foo leen di jaayee xam nga voilà mais lu yàlla tudd moom aussi kenn mënu ci dara mais quand même da ngay sabablu donc loolu moo xew franchement Brésil vraiment di ñaanal suñu mbokk bi Sëñ Fallou voilà donc loolu daal dinañ ñëw Brésil fale Côte d'Ivoire am nañ aussi suñu benn mbokk ba fu faatu te ñu doon ut ay mbokkam voilà pour xam naa dinaa jokk ak ñoom léegi dinañu wax exactement fu ñu toll ci affaire boobu voilà. bismil ilaahi maa ngi jaal umma bi yéen te di ko jaal torox yéen te di ko jaal mboolem njabootu Saaliw man fase naa adduna tey ndax lii mu xëy def nu ko tey ci njàqareek tiitaange tey ay ñëw na yéen Cheikh Saaliw bu tàggutoo woon duñ ko baa ndax lii fi xew mu dinu baa ku ney mébét naa sànce baa kër gi nu wor ci Saaliw adduna jeex na yéen murit bañ leen a jóg te ne barit jàmmu ji Yàlla ma sañit di rëy na lool yéen Saaliw ki moo amoon njariñ ci ñun ki moo nu daa tarbiya nun ki moo nu daa tarxiya nun bi tasfiya ay Saaliw ku dégg lii da ngay gëlëm ndax bii xibaar danoo ëlëm kuy sàkku ak leer mu lëndëm ay waa ji kan mooy muslim
addina war rekk ay jikkoom kon jikko ji nanu ko jéem war ko jateel ba mu ne xiim lu tee mu rus nu Saliou suñ jooy sax baan ya woyoon daa feragut sax mu ne xiim bëtam bu bon ba sox ko teen lu tee mu may nu Saliou yasul li si hijjati moom wasunu waaji làqu moom fajari jum hati la moom am làqu naa Seex Saliou yasul li si hijjati moom wasunu waaji làqu moom fajari jum hati la moom am làqu naa Seex Saliou ki moonu daawo dëgg dundal kafe ci suukar mos ko jël xeeti payoor naa nañ ma jël ci seen nu Saliou daa wàcc rek ndax daa waxoon de sëñ. waaw asalaamaaleykum suñu mbokk yi yéen ñu ngi ñuy déglu un peu partout dans le monde. Zikar bi moom franchement boo koy déglu seeram day daw Bamba Day le 28 incha allah lay am Bamba Day fii aux États-Unis xam nga jël kii rapidement ñu ñëwaat si allo. salaamaaleykum Malick. maaleykum salaam waaleykum salaam. Lamine na nga def. ça va alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. ça va bien merci. alhamdulilah. bien bien. am ngeen benn xew-xew là je pense bien ah. waaw jërëjëf Malick ci opportunité bi. merci. c'était pour yégal. Sénégalais yu nekk fii ci auditeurs yi. oui. que réew mi parti réew mi suñu président Idrissa Seck dafiy ñëw. ok. pour participer ci événement bu mag boobu muy Bamba Day. Bamba Day ok. donc dafa bëggoon profiter ci occasion boobu pour rencontrer la communauté sénégalaise. suba incha allah ci 8h ci ngoon ci association des Sénégalais d'Amérique. alors donc mu nekk ndaje bu am solo bi nga xam ne vraiment et ñoo ci invité tous les partis principalement d'opposition. Société civile bi mais vraiment tous Sénégalais bi nga xam ne mi ngi ci dëkk bi. ñoo ngi lay invité ci ndaje boobu pour ñëw saafante ak moom. mu waxtaan ak communauté bi. exposer vision bu mu am pour Sénégal. et puis mu nekk échange bu am solo nit ñi am posé ko ay questions. mu wax programme am principalement par rapport à la diaspora nga xam ne déjà am na ay points yi nga xam ne wax na ko si. mbiru oto yi âge oto yi passeport yeeg ak ay vraiment ay points yu am solo. donc ñoo ngi siy invité vraiment Sénégalais yëpp suba incha allah. ci siège yu ASA bu nekk ci 116. à 20h incha allah. incha allah. merci beaucoup Malick maa ngi remercier bu baax ci opportunité bi. merci Lamine donc j'espère que gars yi dinañ ko dégg ñëpp dinañ fa daje suba à 20h. n'est-ce pas. merci beaucoup suba non c'est demain non. waaw demain incha allah. amul benn problème. merci Malick jërëjëf thank you ok. voilà donc waa réew mi ñoo woote donc demain président Idrissa Seck qui sera là donc jàkkaarloo ak communauté bi. voilà donc pour sa vision. mu wax ñu exactement nan la war a yore réew mi ak lan mooy xalaatam ak relation yu mu war a am xam naa ak diaspora bi donc on invite tout le monde c'est comme ça c'est la liberté donc c'est les États-Unis ku fi ñëw ngay leader da nga war a jàkkaarloo ak population bi sénégalaise bu fi nekk diaspora bi voilà même boo nekkee président waruloo ragal. voilà ay affaire partisan yooyu suma waa parti rek lay jàkkaar lool yooyu dañ ko war a tere ok surtout le président Macky Sall bu fi ñëwee na ñëw comme Ablaye Wade nu mu doon def nga contre loo ko day jàkkaarloo ak yow boo ko laajtee mu tontu la te ñeme ko nag voilà yéen ñu nekk APR ok
je pense que yéen war ngeen jël à la hauteur dañ jël hauteur maintenant voilà jàkkaarloon ak seen président nga ne ko écoute président écoute yooyu liggéey nga Sénégal xam nga fu Sénégal nekk mais kaay nga jàkkaarloog Sénégal yi nga wax la loon def ñu laaj la ay question ñun bu ñu doon ànd ak Abdoulaye Wade ñun loolu lañ ko doon wax ñun dañ ko ñeme woon politiquement amul daw voilà sénégalais yaa ngi nii nañu dugg ci biir nga wax ak ñoom mais comment nan ngay mënee nekk un sénégalais ngay daw débat et on est né dans ça ñëwaguma ci waxtaan bi quoi voilà am na kuy woote rapidement ma jël ko allo. waaw Malick Lamine maa ngi jégalu. amul problème parce que waaw président boo defee benn précision parce que ñu waxee demain suba dañuy yàgg mu ne ñu am na ñu mën jàpp ne samedi. donc tey ci àjjuma bi la quoi parce que même bi passé na. donc ci àjjuma ça c'est vrai. voilà merci tey ci àjjuma ji la voilà. merci beaucoup àjjuma ji la à 20h ah. 20h incha allah merci. voilà merci beaucoup jërëjëf. voilà loolu la wax na dëgg ah c'est vrai àjjuma ji la 20h. voilà donc loolu la maa ngi ñëw ci affaire Magalu ci Bamba Day bi donc Bamba Day bi c'est très important voilà dafa am kilifa bu fi ñëw gis ci situation bu ñu nekk mu ubbil ñu xéwal donc lépp lu ñuy def jour boobu dañ ko war a bàyyi fekkee ko màggal ko voilà donc c'est le 28 voilà na ñëpp daje 116 dañuy dox marche B125 ànd ak yar ak tegin comme toujours voilà d'habitude les gens dañuy rafet nice sol yu baax yu normal voilà amul tubaab bi sax ak gars yi ñoom ñëpp ay dagg voilà donc comme d'habitude rek voilà na ñëpp solu bu rafet voilà Bamba Day Sëñ Tuuba waaw lu set rek na weex tal na set daal voilà na set na normal nañ fa fekk daje ñu càmmalante am na ñu gëj a gisee am na ñoo xam ne ñu ngi ci àll yi gën nga leen gis depuis 7 ans depuis 8 ans voilà depuis 3 ans da ngeen di gisee dañuy ñëw mais loolu rek tiyaabo la loolu yëpp ay tiyaabo la c'est pas possible ñun lu ñu am bu ñu ko xamoon dinañ ko jàpp ak ñaari loxo voilà ama jël kii avant may ñëw dem Côte d'Ivoire allo voilà dem na dégg ngeen donc c'est ça suma xol neexul parce que diaspora bi gars yi ñu ngi ñuy buntu xatal kenn duñu jàppale bu ñu jógee ñu ne ñu ngi liggéey waaw allo Allô? Oui. Pour vrai leader opposition, ku mel ni Idriss Seck tuuti hasard tuuti na pour moom. bëggoon naa ko wax mais dama ragal xam nga lu tax xoolal bëggoon naa ko wax mais dama ragal parce que bu ma ko waxee yow yaay njëkk a jóg dama ragal lu ngeen ma def keroog dama koy ñëw andi waxtaan fii te bëgguma ko comme yow wax nga rek macha allah. jaaxal dama trop waaw ci laa bokk dafa vrai leader opposition moo tax. bu ñuy wax opposition Idriss Seck moo tax. waa ñu ok hasard dafa tuuti pour moom. man jaaxal na ma bett na ma trop. ok Sénégal yëpp ñu ngi mobiliser pour. jërëjëf merci jërëjëf xaaral ma jël kii rapidement allo balaa may ñëw si affaire Côte d'Ivoire allo. allo Malick. oui. ñu ngi lay sant di la gërëm. ñu ngi lay jaajëfal trop. bay fal boobu vraiment liggéey bi yaa ngi koy doxal ci yoon. jërëjëf merci. di gërëm suñu mbokki murid yi nga xam ne. dañoo jiite Nika rawatina Pape Dramé ak ki mu àndal. sëñ Fallou Joxum Paak ñoom sëñ Modou Gaye Laxasaay. ci bés bu tedd bi nga xam ne dañ koy waajal muy Bamba Day bi. nga xam ne Serigne Mamor Mbacké moo ñu ko joxoon. muy bésub l'islam boo xam ne. fa mu mittee. la Cheikh Mourtala Mbacké ñëw fii ci dëkk bi. muy jamono yi nga xamee ne. building yi daanu na fii tombeek ñu def Bamba Day bi. David dañ ci signal na ko. kon sëñ Maam Mor bu wëlbati koo tey jii di dakkal bés boobee di ko continuer ba léegi. dañ koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér. yal na ko yàlla sàmm. amiin sàmm waa kër borom Touba ak julliti yàlla yëpp. ak waa kër maam El Hadj Malick ak ñëpp na ko ñëpp waajal ñëw nii nga ko waxee. na nga ko nii waajalee Malick. incha allah te xam ne incha allahu rabbi lu ci waay def ren bu déwénee. di nga mën lu ko ëpp. incha allahu rabbi. ok di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf Malick yal na yàlla barke rajo bi. amiin yaa rabbi jërëjëf. jërëjëf alhamdulilah allo. allo Malick. oui. allo. waaw maa ngi lay dëgg allo.
waaw ma xam nga ko kii boobu dugg léegi nga wax na dëgg mais nag xam nga ñun ñu ko organisé fu ne wër nañ ko partout saal moo nu jafe saal mooy li nga xam ne mën nu ko am doo xam nañu ne Idriss Seck foofu tuuti na ci moom mais amuñu saal fu ne wër nañ ko fii ba downtown ginnaaw amuñu saal ak li ñu am rek lañ mën a joxe Idriss Seck xam naa ne wees na loolu mais nag comme amuñu saal leen am na lañ mën a joxe li toog naan devant l'impossibilité le boulevard Saint-Cloud. D'accord merci jërëjëf thank you voilà donc ñu ngi woon si Bamba Day bi voilà juste en 2 minutes inchallah voilà donc bu neexee yàlla comme ni ñu ko waxee rek ak Baye Fall boobu ni mu ko waxee ñun ñëpp nañu jóg dem màggal très important voilà di leen nuyu di leen sant ba mam guddi Mam Diarra aussi kenn bu mu ko fàtte c'est le 30 inchallah Black Theatre ok National Theatre moo nekk 125 Street mu ngi entre 125 ak 126 ok c'est Fifth Avenue donc Nations Unies bi 16h la comme ni ñu ko waxee na ko ñëpp fekkee ànd ak yàlla ak technicien am ngeen dëkk bi dafa xaw a jaxasoo donc képp kuy ñëw na nga ñëw ak sa ID ok voilà comportement yi nañu normal nañu dem comme d'habitude franchement di remercier aussi Papa Dramé président Mika wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na trop sax franchement yëpp la teg si yoon wala xasay ah Papa Kan Madiara voilà ak son groupe voilà vraiment ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal mbégte ma ñor na saañu njàngale mi lum fonk la waaye ku daa te rey duma lawoon dadaa wax nañ ko ba bëgg am kay muslim daana misaal naa xare la képp ku dóor daw xare la di wax ne lii liggéeyama su fi newoon moom Saliou moom dañu daa joxe xalal boole ca nag dinu solal te moo ne kii daawul fësal mayam yu rëy Saliou nee na defar taqoo la laaj moo tax dadaa ñëw duñ ko laaj fu mu tollu day yónnee ka laaj xoolal ma yittey Saliou su fi masa ñëw duñu géem rawante naag fii di alim njàng mi daana ko diyem fanaa ne foog ngir Saliou yow Babacar xamul ma koom ndax lii du jeex mooy sunu koom loo mën a wax yow da nga luum lim fi jikkoy Saliou salaatu rabbina ala habibina mootiola muhammadin manietala Bamba mi jëflu Saliou asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant waaw Abbas yaa ngi si avec suñu Abbas Ndiaye la depuis Côte d'Ivoire waaw Abbas Ndiaye Diagne waaw depuis Côte d'Ivoire non waaw depuis Côte d'Ivoire waaw fan nga dëkkee si Côte d'Ivoire waaw man maa ngi dëkk Adjamé nga dëkk bëri na fa sénégalais waaw foofu moo ëpp sénégalais Adjamé waaw moo ëpp sénégalais ginnaaw Treichville laaw ah bon ginnaaw Treichville waaw voilà donc vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di kontaan si yow xam nga ne foofu un peu tôt là-bas pour vraiment déranger la mais daf ko jar parce que diaspora bi dañ leen di suivre un peu partout fu ngeen nekk voilà gis nañ ni am nañu suñu benn mbokk bu fa génn àdduna ñu jaaxle woon trop si moom ñu ut ay mbokkam voilà donc nu mu mujjee waaw mujj nañu gis ay mbokkam maanaam bi mu gaañoo yàlla daa dogal comme daa dëkkoon Treichville bu njëkk ci benn magam
léegi nag bi mu demee bay jamono mu changé di liggéey Adjamé. dëkk ak i xaritam Adjamé. su dëkkee ak i xaritam Adjamé nekk ku baax nag. léegi nag bi mu nelawee comme dafa dëkkoon rek ak i xaritam xamuñu woon ay mbokkam boobu. léegi nag bi mu gaañoo ñoom ñu jaaxle xamuñu ko loolu moo taxoon ñu jàllale ko ci panel yi. léegi bu ñu ko jàllee nag ci saase rek ñu daal di retrouver ay mbokkam. am na ci mbokkam moo xam sax sama am di jàmm la sama xarit la sama lépp la. maanaam yónnee naa la audio sax. waaw yónnee naa la audio moom nee na def na këram 3 mois sax. ci la jóge foofu la ñëwoon Adjamé nee na loolu rek moo waral xamuñu ko woon waaye tuwe nañ ay bokkam. moom it mu nekkoon sénégalais bu baax. yoo xam ne liggéey rek ak dem daayira. dëgg la. waaw seere nañ ko lu rafet. ndeysaan. waaw di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko xare ko àjjana dañ koy yóbbu Sénégal sax. amiin yaa rabbi ñan ñoo koy yóbbu yéen la wala gouvernement bi. waaw daayira. gouvernement moom wax dëgg yàlla moom amul benn toppatoo ambassade moom amul benn toppatoo ci ñun. fii moom. ci dara loo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo lu muy toppatoo non amul. donc xanaa mu jëm ci mbiru politique yi rek daayira maanaam dara dina mu ñëw nuyoo waaye daal maanaam lii ittee nit ñi dëgg-dëgg. waa ambassade moom wax dëgg yàlla gisuma leen ñu koy def. waaye nag daayira Maam Borom Touba Xaadim Rasuul yi. maanaam ñoom ñooy toppatoo. gan boo fi ñëwee xamoo fi kenn fi ngay dal. ñu may la ay jamono. nga lijjanti néeg. nga toxu. tey bu dara amee jafe-jafe amee ngay ñëw daayira. foo nekk diñ la fa fekk. di la jàppale. bu yàlla moomee it Sénégalais diñ daje. dajale li ñu am. ba yóbbu la Sénégal. waaw moo tax moom maa ngi ñaan rek bu leen mënee jàppale ñoom benn corbillard. def ko ci daayira bi lu am solo la. parce que ñoom daal wax dëgg yàlla gàcci ngalam. waaw yéen ñëw bi foofu da ngeen koy transporter par avion lay demee wala oto lay demee. non bu njëkk par avion la. waaye léegi. ak moyens yi comme mooy demewul noonu. waaw. léegi léegi dañuy loué ay oto. waaw oto la ñuy loué oto carburant mu yóbbu leen ba fële ba Sénégal. ñaata jours lay def Côte d'Ivoire foofu Adjamé ak Sénégal. xam naa 3 jours daal lay def 3 jours 3 jours. ñetti fan daal xam naa ne lu gën a yàgg loolu lay def. waaw loolu métti na 3 jours ngeen jël ñëw teg ko si oto yóbbu ko Sénégal. waaw métti na lool wax dëgg yàlla waaye nag maanaam bëgg rek denc ko ci ay bokkam. te mooy yenn yi war a dajal lépp amul bu fekkoon ne état da cee jàppoon. waaw booba loolu wax dëgg yàlla kon dinañ ko def ñaareel nag am na ci ñoo xam maanaam yàlla day dogal ay moyens am. ñoom dañ leen di jaarale par avion. oui par avion waaw. ndax dañoo am ay kees. dañoo am ay kees yoo xam ne ñi ci bokk. kees yooyu moom ñi nga xam dañ ci bokk moom li ñuy joxe. ñu teg ñooñu moom bu ñu nelawee dinañ yóbbu par avion. waaw. en tout cas daal. am nañ problème waa daal daal même laaj naa leen sax. ndax comme dama war a jokkoo ak yéen dina yokk xalaat. waaye ñoom daal ne li ñu bëgg Sénégalais yi def ak fu ñu mën a ci àddina nañu dem ci daayira yi. nañuy dem ci daayira yi. kenn ku ne foo bokk del dem ci daayira yi boo dem ci daayira dañ lay xam. dañuy xamante. ba maanaam. mais dem si daayira ñu xam la. taxul ñëpp xam la xam sa mbokk yi mais est-ce que képp koo xam ne daayira li c'est une idée que je vais vous donner si c'est possible. xam nga daayira ñu am nañu organisation. est-ce que képp koo xam ne ñoom ñëw na ba bootu foofu ba benn instant est-ce que dinañ ko laaj foo dëkk si Sénégal kan mooy sa waajur kan mooy sa ay frère tey bu la dara jotee kan la ñu war a kii est-ce que loolu yëpp di ngeen koy jéem a def. waaw dinañ koy jéem a def waaye comme dafay am Sénégalais yoo xam ne ñaareel. aussi loolu dañuy arrivé loolu ndax man yàgg naa Côte d'Ivoire ndax man maa ngi fi ñëw 1986 kon maa ngi 22 ans tey xam naa fi lu bëri ci sous-région bi. dëgg la. waaw maanaam. loolu dañ koy laaj waaye am na ñoo xam ne aussi. dañuy dem ay Sénégalais yoo xam ne yu mel ni man dem ba ay jamono mel ni ko abandonné Sénégalais yi ñoom it. nekk seen bopp rek. waaw même yàgg fi te doo leen ñemee laaj sax yenn laaj yi. ñoom seen i bokk sax duñ leen woo. duñ woote sax
duñ woo kenn. duñ dem ci nit ñi. kenn du leen xam kenn du leen ñemee laaj aussi am na ñoo xam ne sax dañ fi yàgg ba nam doo leen ñemee ne sax ñibbi wala lenn. ndax duñ la may loolu léegi nag buñ demee ñooñu ba wéruñu. lu mel nii rek moo leen di arrivé. ndax dem Sénégal dee ci àll da leen di gënal sax. pour ñu dem Sénégal. dëgg la waaw loolu problème boobu dañ ko am. voilà dafa doon am ko woote mais garaawul dem na léegi yéen situation dëgg seen situation foofu yéen Sénégalais yi fa la nekk ban seen relation ak dëkk bi foofu mbaa vous êtes bien encadré yéen seen bopp ak waa Ivoiriens yi ak gouvernement bi mbaa ak nit ñi foofu amu leen ay tolof yoo xam ne mën nañ ko xam. déedéet ñun ak ñoom moom wax dëgg yàlla amuñu benn problème. bu dëgg neexee yàlla xanaa avant. ne quitte pas am na kuy woote ni ma xaw ma kàll allo. Malick. oui. maa ngi nuyu sëñ Abbas Ndiaye moomu. dëgg la. ne ko Baye Fall Mboub a ngi lay nuyu. Baye Fall Mboub moo lay nuyu noonu mu ngi lay nuyu bu baax. waaw Baye Fall maa ngi koy nuyu di ko saar bu baax a baax. jërëjëf merci. j'espère bien que ne moom waa Diourbel la. ak ku ñuy wax sëñ Mor Fata. amuñu benn problème ak waa réew mi waa réew mi dañu bëgg Sénégal bu dëgg neexee yàlla dañu bëgg. d'accord. waaw amuñu benn problème. waaw vas-y amu leen benn problème léegi seen relation ak gouvernement bi nu mu demee Sénégal ambassade bi wala consulat bi di ngeen di dem foofu am ngeen ay carte consulaire am ngeen di ngeen di jege. waaw xam nga Sénégal yi moom wax dëgg yàlla affaire pièce moom jàmbaar lañ ci maam bu ñu ñëwee ñun dañuy dem. ambassade déclaré wut sa carte consulaire. waaw. wut sa carte consulaire. lépp loo xam ne dafa dem bëggoon naa mu xaar si ligne bi mais dem na. vas-y xam naa dina woote waat. lépp loo xam ne dañ koy def it. dañuy dem waaye maanaam ambassade ci boppam. rôle bi nga xam ne war na ko jouer ak Sénégalais yi moom la deful. man am na benn audio sax bu ma la yónnee ñoo xam ne sax ñoom ñoo ciy wax ndax toppatoo bi war wala ab Sénégalais feebar wala ab Sénégalais am ab jafe-jafe. waaw ñu ngi lay dëgg. waaw wala ab Sénégalais am ab jafe-jafe ni nga xam ne waa daayira yi ñoo ci taxawal leen ambassade defu ci dara. ambassade man li ma gis ambassade ñoom seen problème rek mu leen ñor. naa def naa ne am na loo xam laajoo ma ko waaye comme tey affaire ñoom seen problème fi ne nii affaire lu leen fi gën a saxal rek. moo leen ñor seen affaire politique. yooyu rek moo leen gën a ñor daanaka daal ci affaire boobu daal la ñuy gën a yëngu ci jàppale Sénégalais yi bu dëgg neex yàlla. d'accord voilà Abbas kontaan naa trop si yow lii bëggoon nañ ko xam parce que franchement gis nañ ne Sénégalais yi ñu ngi xaw a tolof yu bëri si hélico africain am na ku wàññeeku si yéen léegi Brésil si 20 jours yi am na ñaari nit ñoo xam ne vraiment ñoom ñëpp dañ leen jàmm ñuy gaañu te gis nañu wax dëgg yàlla gouvernement bi def si benn jéego mu métti ñu te ñu ngi koy wax ñu ngi koy dénoncer te gisaguñu kenn koo xam ne ñëw na ne wala ñeme sax ñoo ne damay woo la voix des immigrés pour nekk ak lii ak lii moo am. je pense que aussi on est en démocratie ok bu ñu wóoree ne que rajo bi mu ngi fii di taxawal diaspora bi di andi loo xam ne wax dëgg yàlla je pense que man sax ñoom lay gën a liggéeyal mais nañu am seen courage ñu ñëw taxaw jéem a waxtaan ak ñun seet ndax est-ce que ñun lu ñu wax la am na amul donc diaspora bi yaa ngi dégg lu mel nii il faut ngeen taxawal seen bopp ok. voilà léegi dama bëgg lan ngay tàggoo ak auditeurs yi. waaw maanaam li may tàggoo ñoom rek. di nuyu di leen saare. et puis maanaam di wax rek ambassade yi. gën a jege. gën ñoo jege. waaw di jàppale te bañ a féete benn parti rek. maanaam ñu ànd ak gouvernement bu fi ne rek. ñooñu rek lañuy jàppale. bàyyi ñi nga xam ne ànduñoo ñoom. parce que loolu laa gis ci ambassade yi. fii ci àdduna bi rawati fii ci Côte d'Ivoire. d'accord waaw jërëjëf. waaw maa ngi leen di saar bi. waaw maanaam. bëgg rek ñu yemale ñu rek. waaw ñu yemale Sénégalais yi naa même ay financement dafiy ñëw. fii ci Côte d'Ivoire damay dégg ne financement yi bu ñëwee man damay gis ñoo xam ne bokkuñu seen jabar ay jigéen lañ koy jox waaye boo bokkul ci seen parti. duñ la financé te ma defe ne Sénégalais yi. ñoom ñoo yem. d'accord. parce que man li may wax lépp dama ci am ay preuve. waaw parce que dama fay yàgg dama fay xam lépp. ambassade bu fi ñëw fi la ma fekk. fi la ma bay. d'accord
waaw merci gis ngeen élection yi jàll. lu métti li nga xam ne dal na Côte d'Ivoire ci boppam woote wuñu. te loolu lépp fotu ambassade la. dëgg la. waaw ndax moo jël ay li ñu war a wootee mate ñu war a wootee mu fanaan ci biti. ci suba gi ñu ne jël nañ bulletin ba Ablaye Wade loolu fotu kan la ambassade. dëgg la. waaw ndax dañoo yemalewul. waaw loolu yéeme na trop Abbas kontaan nañu trop si sa intervention. jërëjëf lay sant bu baax nga nuyu waa Côte d'Ivoire. dinañ la woowaat incha allah dans quelque temps dinañu ñëwaat cette bonne situation ngeen toll. gën a yaatal waxtaan wi rek. gën ko yaatal incha allah merci beaucoup. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa àdduna bépp. ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf thank you. di jaale ñëpp jërëjëf merci ñu ngi lay delloo jaal ok allo defe naa allo. waaw allo. Abbas dem na. waaw Abbas dem na waaw dem na waaw. waaw parce que Abbas. waaw. baax la ñu mel na dëkk. dëgg la. moom ak ñuy wax Mor Faasa ndeysaan dañ maa mos a woo benn bés. dugal ma ci seen benn panel bu nekk foofu ci Côte d'Ivoire. oui. waaye moom Malick ñoom ñu ngi liggéey boo xam ne nii sax xam naa ne laajoo ko ci waaye ci wàllu social li ñuy dimbale ci doomu aadama bari na parce que am na lu ma ci xam. kon nag ñooñu. alors dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñu mel noonu vraiment boo nekkee à l'extérieur comme nii ngay def nii di jël sa alal dégg nga di woo waa Côte d'Ivoire waa fu nekk ci àdduna bi nga di leen woo di xam seen i tawat ak seen i nemat te lii gouvernement bi daf ko war a dégg Malick dañ ko war a dégg. dégg nañ ko de. non dégg nañ ko dañ ko war a dégg nañ ko jërëjëf. jërëjëf kontaan naa si yow ñu ngi ñëw léegi ak président Pape Diop xam naa ni comme xam naa horaire bi moo xaw a métti rek si ñoom parce que bu ñu jógee Sénégal ñëw voyager nii ñëw si dëkk yi day xaw a métti quoi donc loolu moo tax jotuñu ko mais incha allah comme mu ngi si dëkk bi xam naa nañ am occasion vraiment jël ko ñu mën leen ko tegal wala daal bu ñu ko gisee daal dinañ seet lu ñu mën a def moo xam ne vraiment dina mën a waxtaan ak diaspora bi voilà ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ñëw ak Baba Thiaw dafa am loo xam ne moom laa ko bëgg a laaj ok mu xalaatam mu wax ñu ko après ngeen ñoo ñu dugg si waxtaan bi merci jërëjëf. voilà ñu ñëwaat si antenne bi vraiment di lu xew ni actuellement si un peu partout dans la diaspora dafa doy waar trop doy na waar mais c'est comme ça incha allah xam naa ni dinañ ko suivre dëgg xam nga suñu liggéey la incha allah mais am na suma xarit suma doomu ndey Baba Thiaw mu ngi si line bi Baba. allo. waaw Baba na nga def. oui allo oui. voilà donc voilà yaa ngi en ligne président Pape Diop lañu waroon am mais xam nga il faut comprendre xam naa ak le temps là boo tëddee c'est un peu difficile pour nga mën a jóg wala nga di gis dëgg téléphone bi xam naa loolu moo tax mais incha allah comme on est là mu ngi si dëkk bi dinañ jokkoo ak moom Idrissa Seck aussi mu ngi fii donc moom laa xam seen waa parti woo nañ ma léegi wax ma ko mais Baba dama bëgg ñu ñëw jóg si sujet bi le plus rapidement parce que on n'a pas assez de temps c'est très important ok Baba. ok waaw dama la bëgg a laaj sa xalaat si les projets de Macky Sall est-ce que actuellement sénégalais yi waruñu ko xoolaat parce que lii lu ma dëgg nii ak arène bi lu mu def nii est-ce que tous les projets tey waruñu leen audit balaa élection yi opposition bi loolu mu doon loo xam ne dañ ko daf leen war a yitteel parce que Baba lu ma gis nii est-ce que lii taxul aussi que ñun tey ñu am problème trésorerie yi am naa benn copain boo xam ne Moussa Ndaw depuis 5 ans il a toujours dit
que ce gouvernement surfacturation rek la ñuy def mais Baba lan moo si sa xalaat. waaw Malick ni nga ko waxee effectivement. actuellement nii. li xew wax dëgg yàlla képp kuy sénégalais war na la xool. parce que ab gouvernement boo xamante ni nee na day indi transparence. waaw gestion vertueuse nga gis ni loolu lépp ay baat la yoo xamante ni dañ koy yëkkati. ngir wane ni ñoom. liggéey bi nga xamante ni moom la leen Sénégal yi sant. ñu ngi koy teg ci yoon ñu ngi koy def ci anam ya mu gën a selle. bon ba tax ku mel ni tey jii Khalifa Sall yoon dal ci kawam ku mel ni Karim Wade yoon dal ci kawam. mais bu nu xoolee li nga xamante ni wax dëgg yàlla moom moo am. xel day commencé tey. parce que bu ne arène nationale. ñoo ko tabax. ñu ni def nañ ci 32 milliards. muy loo xamante ni ñëpp moom lañ jàppoon parce que kenn amul woon moyen bu vérifier loolu ñu wax. kon ñoom la ñuy wax rek ngay mën a jàpp. ñu ñëw président Chine ñëw def remise de don. ci la doog Sénégalais xam ni kat ndekete arène bi dañu ko may. du lu nu tabaxee sunu xaalis. mais li ci gën a grave mooy. li nu wax ni moom la nu ñoom tabaxee arène bi ak li Chine ni moom la ci def. dafa xaw a doy war da ngay tiit. parce que bu Chine ne 8 milliards la ci def. ñoom ñu ni 32 milliards donc nga gis ni dañu sax quadruplé li nga xamante ni moom lañ ci def. loolu nag xelu nit ñi dañuy commencé te ñu commencé di laaj. maintenant. question bi nga xamante ni moom war nañ ko wax. Sénégalais muy lu leer mooy. 32 milliards yooyu fan lañ ko dugal te lii njëkkewul tey. waaw parce que daan nañ fi gis amoon na fi jamono. newoon nañ ni am na xaalis boo xamante ni bi nu defee audit mooy ñi nga xamante ni dañoo ni woon yéen ci fonction publique la ñu bokk. te bokk ñu ci bi nu defee audit bi nee nañu. am na xaalis boo xamante ni récupéré nañ ci. waaw mais ñooñu nga xamante ni dañ leen daan fay te yelloowuñu payoor googu ñu leen di fay. ñu dakkal payoor googu xaalis boobu kay wax dëgg yàlla c'est un gain de plus boo xamante Sénégal daf koy am parce que da daan ay nit yoo xam ne yelloowuñu ko donc bu ñu dakkalee payoor googu. xaalis boobu fan la war a dugg. te gisuñu benn loi des finances rectificative bu nu wote assemblée nationale. pour wane ni xaalis boobu dugal nañ ko ci telle rubrique wala telle rubrique. donc nga gis ni à chaque fois mbirum xaalis daal ci état bi. am na nun koy manipuler loo xamante ni leerul. tey dafa jot ñu wax sénégalais yi. 32 milliards yooyu fan lañ ko dugal. parce que ñi ngi jub ay élection te ñëpp xam nañ ni muy parti au pouvoir. muy parti bi nekk ci opposition yi. moment bi nga xamante ni ñi ngi jëm ci élection dafa am loo xamante dañ koy wut muy xaalis boo xam moom dañuy campagne. waaw 32 milliards yooyu lan moo nu wóor ndax ñii fi toog tey jii dañ koo bëgg a utiliser pour jar ci askan wi ngir toogaat fi. donc jot nañu wax sénégalais yi d'abord. le plus rapidement 32 milliards yooyu fan lañ ko dugal. wax dëgg yàlla lii man personnellement gis naa ni mbir la moo xamante ni bala ñuy avancer ci dara sénégalais war nañu taxaw exiger ñu indi ci ay leeral. parce que wax dëgg yàlla mënoo jël ay nit jàpp leen. ci ay problème soi-disant facturation yu kenn xamul alors que état bi nga xamante ni moo fi nekk toogal fi askan wi. war a sàmm sunu koom-koom war a sàmm sunu alal. su bëggee doxalee ne li xel day commencé tey. mais Baba suñu xel day tey mais opposition bi lan moo doon am est-ce que tey waruñu demander le plus rapidement possible avant élection yi ñu auditer certains chantiers mais am na ay chantiers yu bëri yoo xam ne Macky Sall moo ko fi commencé. teg les chantiers de Abdoulaye Wade yoo xam ne moo ko fi fekk te yooyu c'est déjà financé ok te yooyu yëpp est-ce que suñu xel du ñaaw ne yooyu yëpp dañ leen surfacturé. waaw loolu kay fi mu ne nii moom. lii xew nii dafa am commencé lu mu nar a leeral.
buntu la boo xamante ni ubbi nañ ko léegi rek bu duggee ci biir lan fay fekk parce que damay fàttali bala may ñëw sax ci projet yi. soo fàttali ko ñii nga xamante ni tey jii ñoom la yàlla def ñu nekk ci boppu réew. jamono ji fi Mbaye Ndiaye nekkee ministre de l'intérieur. waaw amoon na fi lu ñu tudde woon plan Orsec. waaw muy taw bi njëkk am ci ñoom. di ñu toogee ci réew mi. ci jamono jooja xalif général des mourides bi fi newoon moom donc joxe woon na 1 milliard. télévision yi fi nekk. 1 milliard de francs CFA. pour dimbali ñi amoon problème ci mbënd moomu. alors télévision yi fi nekk yépp defoon lu ñuy wax ay téléthon. xaalis boobu ay milliards la woon. xaw ma ndax nit ñi ñu ngi ko bàyyi xelam déet. loolu yàggul. xëy na ñoom fàtte nañ ko mais Sénégalais yi fàtte wuñu. xaalis boobu noonu ban ko dajalee ñu ngi ko tegoon ci loxoy ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye moo fi nekkoon. mais man li ma jaaxal mooy après suivi amul lenn loo xamante ni yëg nga ni parce que xaalis la boo xamante ni ñoom moomuñu ko xaalis la boo xam bokkul woon ci budget état. xaalis la boo xamante ni ay sénégalais koo xamante ni day jaay marché koo xamante ni quelles que soient ses occupations. alors moom moo jël ci ñàkkam. la nga xamante ni moom fara dooleem toll moo xam 1000 francs la moo xam ñu cotiser ko. muy téléthon yooyu ñu doon def télé yi dajale xaalis booba mu doon xaalis yu takku. le xalif général des mourides génne 1 milliard ci poosam. teg daat ni man itam maa joxe lii ci sama participation ci ndimbalu ñu am jafe-jafe ci mbënd moomu. waaw mais xaalis boobu kon du xaalisu état xaalis la boo xam dañ ko cotiser pour jàppale ci nit ñu amoon i jafe-jafe. mais xaalis boobu li ma ci jaaxal mooy waaw moom mais le problème mooy. transparence kay bu fekkee ne dafa war a am comme ni leen ko joxee ci transparence mais lépp luñ ciy def dañ ko war a def ci transparence mais amul benn yoon boo xamante ni wax nañ ni def nañ ci lii ak lii ak lii amul benn yoon bu ñu wane ni jënd nañ ci camion suuf sëkk ci fenn wala yu demee noonu dara amu ci ba ni fi Mbaye Ndiaye jógee neewoon ministre de l'intérieur te problème boobu nag nit ñi fàttewuñu ko sénégalais yi fàttewuñu il faut ñu leeral xaalis boobu fu mu dugg am na xaalis yu bëri yoo xamante ni ñoom manipulé leen ko te waxuñu sénégal yi nan lan utiliser xaalis boobu bis nag dina jot dinañ wax te yaakaar naa ni ñoom ci seen bopp su fekkee transparence rek la ñuy wax bala ñuy dem ci élection yi war nañu taxaw def un bilan wane ni kat ñoom kat lii ñu leen dégg nii ak nii ak nii la ñu yoree réew mi xaalis bi ñu leen joxoon nii ak nii ak nii lañ ko kii parce que projet yi nga xamante nii yore nañ ko te wax ci ay chiffres yu xaw a doy wax bari na xaama jël kii am na kuy administratif li ñu waxee ni moom lay demee am na kuy woote xaama jël ko rapidement allo allo Malick. oui. man li ma ci pour bëgg participer il était invité ba lenn la. Samba si waaw. xam nga xaalis fii Sénégal fii dajale nañu fii xaalis. oui. Nierte. waaw dajale nañu xaalis Memphis dajale nañu xaalis. waaw. xaalis Memphis bi sec bi jóge woon ci Bank of America la woon. waaw. bu dee mën ngeen laaj waa Memphis nañu leen jox kii bi copie sec bi. waaw. fii la ko président Macky Sall ba benn nit la ko may moo ko xaate bu ngeen fekkee benn nit moo ko xaate ci compte. c'est pas possible. loolu man maa leen ko wax. ah bon chèque bi. xaalis noir bi benn nit la ñu ko jox fii. d'accord loolu dinañ ko suivre incha allah. bu ngeen ko suivre xaalis bu jóge woon Tunisie Memphis bi rek bu ngeen ko suivre benn ci Bank of sec bi Bank of America benn nit la ñu ko jox moo ko xaate ci compte. d'accord incha allah merci. Baba benn malversance encore boo xam ne États-Unis fii la jógee c'est vraiment triste ah loolu dinañ ko suivre bu baax a baax dinañ si waxtaan ak moom ñoo xam suivre ko mais Baba yow lan nga yaakaar te opposition bi loolu la war a def le plus rapidement possible si malversation yoo xam ne dafa leer nañ le plus rapidement possible avant élection yi on a 3 minutes. waaw li nga xamante ni fi ne nii jot na parce que loolu moom mun naa ni sax c'est une demande sociale parce que tam alalu askan yi parce que li ñu jàppee Karim Wade problème mu lan wax te sax soo xoolee foofu lu problème mu réédition des comptes non waaw parce que bu doon ni danoo càmbar la mu yoroon lan ko dénkoon sax ñu mën a wax mais dan ni danoo supposé que ni li mu yore ci alal dafa jéggi dayoo alors ñoom tey jii mënuñu
lu mel ni building administratif xaalis bi nu waxee ni ñoom moom la ñu réfectionné building administratif yàlla xam na ni xaalis boobu xëy na soo ko joxoon tey jii ay entreprise sénégalaise yu nekk fii dinañ la ci tabaxal ñaari building yu bees tàq alors que ñoom nee nañu xaalis boobu moom la ñu jël rénové ko building administratif te ñëpp xam na ni building administratif wax dëgg yàlla màggetu fi woon màgget boo xamante ni xaalis bu toll noonu war nañ ko ci dugal pour rénover donc ma jàpp ni tey opposition bi combat bi nga xamante ni war na ko def pour askan wi mooy ñu gaaw auditer bépp projet boo xamante ni depuis que 2012 gouvernement bi fi nekk samp na ñu auditer bépp projet boo xamante ni jaar na ci seen loxo pour xayma dëggantaan ndax li nu ni ñoom moom lañ ci def ci xaalis méngoon na ak réellement li nga xamante ni am na parce que y a des experts pour ça il faut ñu auditer li nga xamante ni moom la ñu yore ci projet pour que sénégalais xam fan lañ dugal seen xaalis d'accord merci loolu mooy combat bi nga xamante ni d'abord dañ ko bëgg a mën d'accord Baba merci temps bi jeex na kontaan nañ trop j'espère que dinañ ko suivre bu baax a baax la semaine prochaine merci beaucoup Baba thank you ouais. ok merci. voilà yaa leen dëgg lu Baba wax ah yéen ñëpp xam ngeen exactement lu xew Sénégal c'est dangereux donc c'est à vous maintenant de juger.